mbokk yi bisimilah dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi la ca gën a fës ca CESTI di kër ga nga xamante ne fa la ñuy tàggatee taskatu xibaar yi ñetti fanu débrayage nag la ñu xëy amal fa ñu ko amal ñooy waa section SAES bu nekkee foofee ca CESTI la ñuy naqarloo ko ñaawlu nag mooy ay lijaasa di attestation yoo xamante ne lim gi mi ngi toll ci juróom fukk ak ñaar yoo xamante ne ñu ko jébbal doomu réew yi Bénin débrayage yooyu nag tax soutenance fa waroon am tey ñu jagleel ko ñeent fukk ak juróom-ñaareelu promotion ba mujj la am ñu wax ci leneen jëm ci waajtaayu gàmm gi ab lël nag ñu amaloon ko ci njiitalu jëwriñ bi ñu dénk wàllu biir réew mi waaye bokk na ci ndox courant ak assainissement ñetti ponk yoom solo yoo xamante ne yitteel na bu baax waa Tiwaawan Serigne Pape Malick Sy yore kàddu ga nag doon ci àddu bu baax gëstu bés bi tey di reportage bi ñu ngi ko jagleel écouteur wala sax casque di ay jumtuwaay yu ñuy jëfandikoo ngir yombal léeg-léeg bu ñu wuy téléphone wala sax ñu bëgg a déglu musique ak lu mu ci munti nekk léeg-léeg mun naa juri jëye ci tali bi wala sax jëfandikoo gu bëri gi mun laa jurali gàllankoor ci sa wàllu wér gu yaram mbokk yi loolooy ponk yi daañu ci toftal xibaar biti réew bu ñu taaxirloo ñu faram fàcce ko. asalaamaaleykum mbokki xibaar yi dañu koy dooree ci CESTI di kër ga ñuy tàggatee taskatu xibaar yi tey jii nag dañu xëyee ñetti fanu débrayage ñu ko amal nag ñooy section SAEMS ba nekkee foofee ca daara ja ñoom nag li nga xamante ne moom la ñu amal tey door ko ci jiirub ñetti fan yi tax na soutenance fa waroon a am jëm ci grande enquête ñeel ñeent fukk ak juróom-ñaareelu promotion bi mujj la antu ki nga xamante ne nag mooy njiital bërëb ba am yaakaar ne fii ki fan jàmm dina dellu si waat ba ñu woyal ñàng mekk ñàngale mi ci daara ba Mame Abdou Guèye Kassé reportage. étudiants yu taxaw fii ay étudiants 47e promotion nañu maanaam promotion bi nga xam ni moo war a génn ren ci CESTI ñoom nag mujj ñoo def lii di seen soutenance ndax débrayage bu 72 heures bi nga xam ni jàngalekat yu SAES nekk fii ci CESTI ñoo ko décrété. njiitu amicalu étudiants yu nekk ci école bi bokk tamit ci promotion bi moom nag moo ngi naqarlu li xew. dañu convoqué woon. ngir ñu def suñu soutenance su grande enquête yenn ci ndongo yi nga xam ne aussi ñoo nekk ci première année deuxième année troisième waroon débuter seen i cours mais malheureusement li nga gis ci école bi tey y a pas de soutenance pour troisième année yi nga xam ne man ci laa bokk ñu waroon a génn tey li ko waral mooy professeur u SAES yi ñoom ñoo dem grève donc je pense que situation boo xam ne tey boo xoolee ci ndongo yi nekk ci troisième année waroon a jot seen diplôme ñoom ñëpp njàqare ak tiit la ñu am ci situation bi. Cheikh Sadibou Fall moom tamit bokk ci promotion sortante bi rafetluwul benn yoon dàq bi nga xam ne rek dàq nañ ko seen soutenance bi lu mu jàpp sax mooy que ni image yu école bi rek moo ciy yàqu. tey njàqare la ñu am ginnaaw bi ñu xamee ni que dafa am benn mot d'ordre bi nga xamante ni session bu SAES bu CESTI moom moo ko jël benn dogal bu ñu jël donc dogal boobu nag mooy fexe ba cours bañ a am ak soutenance yi nga xamante ni étudiants yu troisième année waroon nañu ko def tey jii doon na njàqare ndaxte situation bi xamuñu fan la ñu mujjee xamuñu itam kan la ñuy soutenir donc ginnaaw ay liggéey ay weer yu bëri def nañ ko def suñuy grande enquête def suñuy recherche def suñuy collecte d'information montage ak yëpp. donc bu ñu ñëwee tey ji waroon nañu mën a jàkkaarloo jury bi bu ko defee ñu mën a pare ci li nga xamante ne moom mooy liggéey bi donc mu nekk loo xamante ne ab njàqare la mu nekk situation boo xamante ne neexul vraiment ñi nga xamante ne ñooy ndongo yi di jàngee biir CESTI. chefu département yi nekk tamit responsable jury yi ñoom ñoo ñëwul loolu rek moo tax ñu daal di ajandi lii di soutenance étudiants yi bu ñu sukkandikoo ci directeur des études bi. barki démb dañoo jot benn xibaar suñu collègue enseignants yi nañu ñi nga xamante ne dañoo bokk SAES bind benn xibaar ne ñoom dañuy bank seen loxo àllarba alxames ak àjjuma mais àllarba alxames ak àjjuma dafa correspondre aussi ak li ñuy tuddee soutenance grande enquête étudiants yi ñun en tant que direction dañoo décider bàyyi ba jury yi ñëw ñu constater bu ñu constater ba pare ñu bàyyi jury bu nekk jël décision jury yi gis nañ ni mënuñoo def liggéey boobu ñu leen sant ndax amul enseignant yoo xam ne ñu ngi fi pour présider jury yi ñooñu bu ñu teewulee amuñu enseignant yoo xamante ne dañoo nekk enseignant permanent du CESTI bu ñu teewulee liggéey boobu kenn mënu ko def loolu moo tax ñu dàq ko ba jëmmi jamono. Kousson Traoré Sall di directrice école bi
moom nag jot nañoo xamal njàqareem ci xew-xew bi bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom coïncidence amul su fekkee rek lii di section SAES bu CESTI dafa amal ab débrayage ñetti fan ci bés bi nga xam ni étudiants yi lee si nañ war a def seen soutenance moom sax di xamle ni datu soutenance bi jàppoon nañ ko ci juróomi fan ci weerum août ba ñu génn te lii di comité pédagogique bi moo tëraloon bi le date te jàngalekat yépp jotoon see ànd. bànqaasu SAES ga nekkee ca këru jàngalekat googu di CESTI ñoom nag daañoo dàq loole ba mu set wecc leneen li leen tax a jukka du faagaagal wala sax baare benn ndongo bu nekkee foofu ngir nga bañ a amal sab soutenance la ñuy ñaawlu nag mooy ay lijaasa di attestation yoo xamante ne dañu ko jébbalay taskatu xibaar doomu réew yu beneen looloo tax nag ñu taxaw témb banque seeni yoxo ne ànduñu ci benn yoon ñu déglu ci secrétaire général ba di Moumini Camara. ñun li ñuy def ni étudiants yi du ñu suñuy noonu suñuy étudiants lañ du suñuy noonu waaw lu ñuy def ni donc la intéressé si lañ koy def parce que li ñuy xeex ay question de donc la jubal la ay question de principe la ak question de valeur étudiants yi du ñu suñu noonu de mais li ñuy xeex ni intéressé si la ñuy xeex. waaw débrayage 72 heures bu ñu observé tey depuis tey suba li ko waral mooy dossier wu 52 lijaasa yu ñu joxoon ay taskot xabaar yu nekk Bénin boo leen fàttalikoo en juillet jot nañ ci wax tuuti mais vacances yi ñoo taxoon après affaire yi mujj continué wul mais ci juillet boobu yëpp tooguñu nelawuñu jotoon nañu yónnee ñaari bataaxal yéenee ko recteur pour ne ko premier bataaxal bi yónnee nañ ko le 25 juillet deuxième bataaxal bi pour relancer ko lañ yónnee le 10 octobre. bataaxal loolu c'était pour ñu attirer attention ci formation bi ñuy joxoon journaliste béninois yi te ñu jox leen ay 52 lijaasa pour ñun lijaasa dañu ko joxe jaarul yoon dafa am ay rëq-rëq. gëm naa ne donc voilà nañ trouver donc la solution parce que fu mu ne nii am nañ waxtaan bu ñu nar a am ak autorité rectorale yi ci question ci dossier bi. ñu génn CESTI dugg ci université Cheikh Anta Diop fu fee nag nemmeeku nañu fa ay nataal yoo xamante ne dañu ko def ci mbir yi bokk na ci nataal yi Cheikh Anta Diop mi nga xamante ne moom la ñuy dippee daara ju mag jooje mouvement carbone 14 gannaaw ba ñu koy rafetlu ña ngay soññ ak ñaax ñi nga xamante ne ñooy ndongo yi nekkee ca daara ja ngir ñu topp ci jàngatu wala sax ci njàngale Cheikh Anta Diop ngir seen bërëb jàngkaay boobu gën a mucc ayib ñu déglu ci Mansour Sène moom moo yore seen yàgg nañ ko bëgg mais peut-être yàgg nañ di def démarche yi itam mais peut-être amuñu woon autorités yi nga xam ne ñun la ñuy xalaat peut-être ñoo yem xalaat mais yàlla bu mu defee ñu am benn autorité muy directeur COUD mu ñëw defal ñu fresque murale yi donc ñun dañu jàpp ne résultat wu suñu revendication la. parce que ñun li ñu bëgg moom mooy àdduna yëpp xam kan mooy Cheikh Anta Diop li ñu bëgg moom mooy étudiants yi xam kan mooy Cheikh Anta Diop laaj ngeen ko léegi. étudiants yi bu ñu leen laajee kan mooy Cheikh Anta Diop mun naa am duñ ci wax dara lan moo tax parce que dañoo valoriser wul Cheikh Anta Diop ci biir université bi mais lu ci mel ni fresque murale yi nga xam ne bokk na ci fresque murale yi gën a màgg ci biir Sénégal pour man lii rek am na lu bëri li nga xam ne dina ko def ci bopp ndongo yi nga xam ne ñoom ñoo war a ñëw wala ñi nga xam ne ñoom ñoo fi jot a nekk dinañ ne waa kii kan la kii dinañ dem intéressé wu jéem a dem xool kan mooy Cheikh Anta Diop. ñu wax ci leneen ñetti fanu lël nag la ñu amoon jagleel ko taskatu xibaar yi bokk na la ñu ca doon waxtaanee dem gekk dikkalante gi ci zone bi di CEDEAO ci lu ne nag forum bi waa IPAO Institut Panos Afrique ñoo ko amaloon daal ci ànd ak taskatu xibaar yi ñu jàngee ci lu bëri rawatina nag dem beeg dikkalante bi ci zone bu CEDEAO ak it naka lañ ko war a gën a ñoŋalee Amar Kane compte rendu. tey nekkoon bés bu mujj ci ndaje yu ñu doon amal. jëm ci xelal taskatu xibaar yi ci protocole bu CEDEAO bi nga xam ni mu ngi wax ci dem ak dikk nit ñi ci biir CEDEAO. parce que dañu commencé atelier bi ak renforcement de capacité en journalisme d'investigation depuis lundi ñëwaat lan mooy investigation nan lañ koy defee ban comportement la journaliste war a am nan la ñuy defaree sujet d'investigation. ensuite wax ci li nga xam ne mooy migration volet thématique bi yëpp bokk na ci tendance migratoire yi Sénégal lan la fi. situation joxe statistique ak yooyu lan mooy migration en Europe yan cadre légal ak politique moo am en Europe yi nga xam ne moom la européen teg pour un peu rendre difficile migration. maintenant Afrique de l'Ouest bi nga xam ne si lañ bokk yan textes yi nga xam ne moo fi am yi nga xam ne moom mooy encadrer
mouvement des populations au sein de la sous-région. wane xar kanam gu rafet ci migration yi rawatina migration bi am diggante dëkku Afrique yi ak dëkk yi bokk CEDEAO loolu waree fu taskatu xibaar yi la ministère bi yor wàllum communication moo ko xamle. tey jii dañu nekk ci jamono joo xam ne information dafa am doole doo ko xaar dafay ñëw et donc fu ne lay jógee boo ko jëlulee en charge keneen jël ko en charge yéen ñi nga xam ni yéen a nekk en Afrique c'est à vous yéen a war a jël question pour en charge xool li nga xam ni rafet na luy jëmale ñu wane ko kanam li nga xam ni rafetul ñu traité ko avec toute l'objection c'est-à-dire vraiment li ñuy wax journalisme d'investigation. protocole bu CEDEAO jëm ci dem ak dikk nit ñi loolu moo nekkoon te mu ndaje bile njeexitalu ndaje bi mooy xelal journaliste yi ci protocole bu CEDEAO ak journalisme d'investigation. diir bu gàtt moo des suñu digganteeg gàmmu gi ab lël nag yaatu ñu amaloon ko ci njiitalu jëwriñ bi ñu dénk biir réew mi Aly Ngouille Ndiaye ci noonu nag ki nga xamante ne moom la ñu dénk kàddu gi ca Tiwaawoon teewe woon na ko waaye nag lii di ndox courant ak assainissement nekk na ñetti poñ yoo xamante ne yitteel na ko loolu ñu daal di koy déglu moom Serigne Papa Malick Sy am njort gu rafet nag ne lépp dina mëtee sa fii ak gàmmu gi. ko ñetti point rek la souligné woon Pape Sidi Ahmed mi wax na ko. Maam Ousmane ak ñi mu àndal wax nañ ko muy problème mu ndox problème mu électricité problème mu assainissement defe naa ni technicien yi fi nekk kenn ku ne la cay sa responsabilité def nga ko te mooy nga jël ci ay note seet lu baaxoon ñu continuer ko lu baaxul ñu fexe ba mu baax. gàmmu événement la boo xam ni sëñ Cheikh Tidiane Sy dafay wax ni ku ma dégg nga ni maa ngi seetaani gàmmu gi ma mere la parce que xamoo lu tax ñuy gàmmu. waaw du seetaan rekk a tax waaye dafa am lu ñu ciy defar ci wàllu jikko waaw te boo ko seetee di nga xam dimension nu mu toll atalla ala al akwaani wal xalqu tanzuru hilaalun raahu l muslimuuna fa kabbaru allahu akbar ci yonent bi ba tax na leeram rek la nu yaakaar yaakaar ni itam lu nar a yàqu leeram mën na ko defar. ci aada ñu wax ci waa SODAV ñoom nag daal di nañuy teqës la fa di tolloog ñaar fukk ci ay millions daal di koy jébbal auteur des arts visuels ñoom nag ñu ngi ci lim ñu ngi toll ci téeméer ak ñett loolu nag nekk ab xaaj ci koppar yoo xamante ne ni war nañ leen ko jox ñoom ñooñi directeur général bu SODAV nag moom ñàkkul benn yoon andi tontu ci collectif bi nga xamante ne dañoo taxawoo ngir aar intérêt artistes yi Ali Bathily ñu daal di koy déglu. suñu xoolee depuis 1972 donc léegi mu mot juróom fukki at bu système de gestion collective amee Sénégal mais auteur art visuel yi mosuñu fayeeku fii nii donc su yàlla defee ba tey mu dimbale ñu ba ñu ñii ñëw fii nii fayeeku ñeen ñëpp gis ngeen ña fi jël ci seen chèque ay mag lañ yu fi def jaloore yu leer biir Sénégal ak ci biti Sénégal buñ ko jëlee rafetlu ak mbégte bu ci am te ñoom ñëw wax nañ ne ñenn ñi sax yaakaaruñ ko woon. ñu nga xam ne ñoo ci jëriñoo toll na ci lii mu téeméer ak ñett koppar bi toll na ci lu mot ñaar fukki millions soo ko xaajee lu jóge France ak lu ñu fayee Sénégal soo dajalee yëpp toll na ci ñaar fukki millions mbaa mu romb ko tuuti. am na yenn saa yi waxtu yoo xam soo ci tollee wax ju bëri ji baaxul jëf moo am solo parce que jëf la nit ñi di xaar jëf la yàlla di fay jëf la ñuy atte di fay. ñu des ci aada ba tey ak lël boo xamante ne ni ngi ñu ko fas yéene amal ci Ndakaaru ngir tàggat ci ñi nga xamante ne ñooy acteurs culturels yi fi nekk ci noonu nag ñu fas yéene tànn ñenn ci ñoom bokk na ci lëkkaloo goo xamante ne day nekk doomu réew yu Maroc tàggat leen ci naka la ñu amalee seen aada foofu rawatina acteurs culturels yi nga xamante ne ñoo nekk ci réew mi Moustapha Gabar Diop Augustin Mandan. diggante 21 ak 27 octobre Dakar mooy nekk bërëb bi njëkk bi ñu jagleel programme bi wër dajale ñiy yëngu ci aada ak cosaan yu Maroc ci réewu Afrique yi jubluwaay bi mooy lëgleel ñaari dëkk jaarale ko ci aada ak cosaan. dina am atelier de formation yoo xamante ne ci photo la ci vidéo ci muralisme mooy street art ak ci graffiti ak identité visuelle ci graphisme dina am benn concert boo xam ñu ngi koy def fële ci centre culturel Douta Seck vendredi ak Alibeta ak mercredi
ba artiste boo xam ne bu am solo la Maroc entrée gratuite la après dañuy terminer fii le 24 25 26 27 fii ci MCU bi mur yi yëpp dinañ ko defaraat ak artistes sénégalais yi def ci graphe ak muralisme ak artistes marocains yi amul lenn lu marocains yi di def ñoon kase lépp dañ koy échanger ak sénégalais yi. si taxawaayu association marocaine bi tudd Africaina ak waa maison des cultures urbaines bu Ndakaaru ndaje lii dafa bëgg boole culture réewu Maroc ak dëkk yi koy dalal. Africaina li ko tax a jóg mooy biral ci Afrique bi yëpp aada ak cosaan ngir yokkute doomu aadama. mais bii mooy bu njëkk boo xamante ne ñun ñëw nañ fii pour ñu jokkoo ak ñoon weccoog ay xalaat xool lan lañ mën a liggéey suñu diggante parce que boo xoolee comme ni ñu ko waxee ci biir conférence de presse bi lu ëpp fukki artistes ak juróom ci ay sénégalais dem nañ Casablanca wala indi seeni naataango fii ci ay projet de théâtre hip hop culture urbaine wala danse wala li ñu woowee musique du monde. ayu bés bi nag dina tax ñu gën a xam li ñu duppee Africa Art Lines di jàppale bu baax ci wàllu comme artistes africains yi ngir ñu mën a tukki. mais Dakar Casablanca rek 3h30 de vol la mais billet bi boo moytuwul mu jar 500 €. am na dëkk yoo xamante ne pour ñu dem fa dafa metti donc du coup fond bu mel ni bu amee damay joxe benn exemple bu ndaw Mouna bi xam artiste sénégalaise la dem na fa yàggul rek ci festival boulevard bi Nix daaw moo fa demoon DJ Zeyna Fatim Mina la Voilée Ali Beta ñooñu ñëpp dem nañ ci programme mais su Africa Airlines amul woon gëm naa ne projet yooyu du mën a am parce que li gën a jafe ci def festival wala accueillir artiste du fay ko cachet du dalal ko hôtel du yóbbu ko ci concert mais billet d'avion bi koy indi. jaarut Africaina ci Ndakaaru dina fës ci ay fresques murales yoo xam ne dinañ ko fësal ci ay atelier. ab ñàngat nag la ñu jagleel kër gi di CESTI bokk na ci taskatu xibaar yu ñu gën a ràññee ci réew mi ci daara jooju la ñu génnee ñu gis ne daara ji nag ma ngay dund ay jafe-jafe jamono ji loolee képp doyul tey jile nag ña waroon amal seen soutenance mu julla antu gannaaw gi ne kenn ci professeur yi nga xamante ne ma nga fa di jim jeeju moom moo daal di démissionné tey jile li tax nag mooy ñàkk ànd ak rectorat bi ci li nga xamante ne mooy seen bëgg-bëgg dugal ca école ba système LMD moom nag li mu gis mooy loolee bu fa duggee mun na wàññi sax dooleeb école ba ñu ñàngat li ñu àndi ceeg Iyane Dembatine. gannaaw bu rectorat bi amaloon ay liggéey am na ay at ci gannaaw foofee ca CESTI yaakaar naa ne lii di système LMD suñ ko ñoŋalee bu baax mën na doon mujjanteel gu rafet ci daara yi nekk fii ci Sénégal te kawe waaye ñu mën a méngook seen ay doxalin. mën na tax sax ñu daal di ubbeeku ak këru liggéeykaay yi ni mel te nekk ci àdduna am ay yoon ya ñu xàll ca lañ fay jànge benn décret bu ñu amaloon ci atum 2011 te njiite réew mi Abdoulaye Wade fësaloon ko fi demoon ci système LMD ba tax na yenn cay dogal yañ fa daal di ñoŋal wala bokk ñu koy bëgg a def foofe ak seen ab banqaas gën a sorel bu baax a baax CESTI ak modèlu école du modèlu faculté nga xam ne daara ji noonee lay doxee ci octobre 1970 ba tey boobee doxalin tax ña am seen lijaasa foofe ca CESTI saa ñu génne rek mën a dem liggéeyi tax na tam CESTI xar kanamam ak liggéeyam daal di rafet lool fii ci Afrique rawatina ci réew yi fii làkk karaamay nasaraan ak naka lañ ko fi fësalee bu baax a baax la am kay ba des lu bëri rek ci ay bërëbu jàngalekat yu nekk file ca boobee réseau lenn rek la ca yoon daal di wax mu mel ni ESJ bu nekk ci Lille IFP ba nekk ca Paris ba dem ba ci CELSA ba nekk foofee ca Sorbonne su demee ci dogal yi nga xamanteel dañ fee nekk seen solo wala bokk ñu daal di méngaloog suñ njàngale meek njàngale mi moom gisu ca boppam bu baax a baax ci yenn ci ay matière yuñ fiy def mu dem ci télévision rajo wala sax ci presse écrite ak yeneen matière yuñ fiy jàngale mu dem ci wàllu saytu gi su demee ci bànqaas ya fi nekk fii ci CESTI wala ca faculté bu médecine waroon nañ mën a am tey benn moratoire bi mënoon a tax ñu daal di méngoo ko système bi fi nekk muy système LMD mu doon sax lañ fa daal di jiital ak tàggat gi ci taskatu xibaar yi xanaa kay mu fekk ñu daal di indi joyanti ci wàllu gëstu gi ngir mën a jeexal ci wàllu wi ni mel fësal naa yenn ci ay jéego ba tax na njàqare sax laa di am di leen fàttali ne yéen njiit yi ci wàllu njàng meek njàngale mi dogal bii ma daal di jël ma ñàkkati doon kiy lëkkale ak liggéey ci cours yi ci wàllu technique rédactionnelle ci wàllu presse écrite ci ñi nekk ci seen ñaareelu at ca noone sàkkootuma sax li dem ci sama contrat ñu daal di koy yeesal sama diggante ak rectorat bi.
bi ci réew beneen ponk ci biir xibaar yi daañu dem ca Tunisie dinañ wax it ci sommet Russie Afrique waaye it daañu dem ba ca États-Unis wax ci mbiru Donald Trump loolu lépp nag dañ ci àndal Pape Alioune Sarr. ñu tàmbali xibaaru bitim réew yi ci Tunisie dëkk bi nga xam ni dafa am njiitu réew bu bees di Kais Saied moom mi tey daal dina prêter serment ci kanamu assemblée constituante ci Tunis. Kais Saied bu ñu tàmbali di ko tudd ci ëttum politique bi yàggul noonu waaye tey moo nekk ki nga xam ni askanu Tunisie moom lañ jox seen yaakaar ci kàddu yu mu yëkkati Kais Saied daal dina wax ni dina indi ay saafara ci boru dëkk bi wax na tamit dina gën a yokk ak yàlleefu jigéen ñi ger nag di gàllankoor ci dëkk bi di Tunisie njiiti réew mi bu bees wax ni dina ci àddu. ñu jóge ci Tunis daal di dem ci Sotchi ci Russie fii lu ëpp ñeent fukki njiiti réew ñu bawoo ci Afrique foofu lañ dajaloo ak njiiti réew Russie di Vladimir Poutine sommet bi nag guléet la ci diggante Afrique ak Russie seen waxtaan war a def ñaari fan wàllum koom-koom daal ci gën a fës ndaxte kii di Vladimir Poutine dafa bëgg jël ab wàllu bu rëy moom mi daal dina ko fësal ci ay kàddoom wax ni li dëkkam di jokkalanteeg ak réewu Afrique bi dafa néew weesuwul $20 milliards. Vladimir Poutine bëgg ko def ñaar ci juróomi at yi di ñëw. Donald Trump tey daal dina jël ay dogal ngir yëkkati daan yi nga xam ni États-Unis daañu koy teg réew mi di Turquie daan yi lu ko gën a waral di offensive militaire bi nga xam ni Recep Tayyip Erdogan daal di koy def daal di koy jëmale ci Kurdes yi. boobu ba léegi diggante ñaari dëkk yi daal di ñagas Turquie daal di wax sax ni léegi dootul songu ñii di Kurdes yi ginnaaw bu ñu jugee ci seen frontière Donald Trump ak Erdogan ñaari njiiti réew mi daañu nañ bokk seen xalaat ngir xam nan lañ war a indi ay saafara ci coow bi nga xam ni yàgg na tey jug ci réew mi di Syrie. ñu jeexal xibaari bitim réew ci Ukraine foofu député yi ñoo taxawal ab détecteur de mensonge ci internet yi ngir saytu ñuy wax dëgg ak ñu ko safaanoo mu nekk xareelu yees ñu teg ngir xam fu dëgg féeti tey nag ñaari député jot nañu fa jaar ñu leen di jiin bokk na ci wàllum guerre lii yëpp ñu nar ko def ci en direct ci internet bi ngir askan bi yëpp daal di koy fekkee. jaajëfal bu baax Pape Alioune Sarr yegsi nañu nag ci gëstu bés bi tey ñu jagleel ko casque wala écouteur jël jumtuwaay yoo xamante ne dañu koy def ci suñuy nopp ngir déglu ci musique wala sax suñuy jokkoo te bañ a téye suñuy téléphone ak lu mu ci munti doon jëfandikoo gu bëri ki mun na laa indi lay gàllankoor ci sab wàllu wér-gu-yaram léeg-léeg sax day faral di jur yi jëye ci tali bi reportage Cheikh Assane Fall. lu ndaw rond te weex lay nekk yenn saa yi yomba teg ci nopp moom mi ci jamono lu muy gënti dox dafa mujj doon loo xam ne ngir mu ñàkk ci sab téléphone portable nekk na loo xam ne lu jafe la ci ay at yu néew rek moom écouteur moom mujj naa fees ci espace public bi li te ku nekk ak li tax mu koy jëfandikoo. écouteur moom dama koy jëfandikoo rek pour jël samay appel wala di déglu musique parce que bëgguma déranger fi ma nekk wala ñi ma nekkal. des fois da lay fekk ci ay occupation doo mën a jël sa téléphone di call wala yu demee noonu mais juste bu appel ñëwee mën nga ko teg sa nopp donc tu continues ton activité et puis en même temps di mën a def say communication déjà tu gagnes du temps. saa yi dafa di damay bëgg di concentré wu si benn liggéey wala si benn texte ba nga xam ni maa ngi koy bëgg di xaatim yenn saa yi aussi dafay doon juste ngir plaisir. déglu ay musique wala déglu ay jàng. mu am wala mu ñàkk am fil ku nekk ak bi nga taamu ak lam lay jëriñ. écouteur bii nii moo si gën a ndaw parce que mun naa ko ranger si sama poche comme mun naa ko ranger si sama sac. tey jii nii boo jëlee sa écouteur def ko sa téléphone dugal sa poche benn sàcc mën na ñëw sàcc ko bu dee écouteur sans fil mën na dem lu sori doo ko yëg parce que c'est Bluetooth lañ ko connecté par contre bu dee écouteur avec fil la. bu ñuy rocc sa téléphone di nga yëg ne tey jii kat rocc nañ sama téléphone. am casque yoo xamante ni dañuy génne weccet am casque yoo xamante ni pratiquement dinañ la jox son nii rek mais vrai bi doo ko am mais da ci am yoo xamante ni lépp lañ lay jox yooyu ay casque audio lay nekk. ay écouteurs yoo xam ne sax lu muy jug ci seeni nopp bëriwul loolee. daanaka du ma tàkkale kook moom kër ga liggéeyukaay ba si yoon bi fépp laa koy utiliser. su ma amee temps libre rek laa koy génne di ko utiliser wala ma am war a def appel di ko utiliser. ab usage boo xam ne bëri na loolu te lu muy andi ci ay risques yenn saa yi bëri na. gis nañ ni ay accident yu bëri ci problème bi ni lay ñëwee nit day jël écouteur bu mag teg ko si noppam du dégg dara musique mu ngi daw auto klaxonné ba ñëw
jaar si kawam. à chaque fois tout le temps yaa ngi jël ay écouteurs sañ ko sa nopp sañ ko sa nopp sañ ko sa nopp da ngay dem ba tey jii nii man dama seetlu ni sama dégg-déggin jamono jii nii comme ni ma daan déggee bu baax a baax bu njëkk ba son bi nii déggatuma noonu. Nathaniel Baldwin ci 1919 moom ba muy defar ab écouteur ñi mu ko jagleeloon mooy militaires yi waaye ak li àdduna ti gën a dem jamono ti gën di avancé culture urbaine gën di fësal boppam casque audio yile nekk na accessoire boo xam ne kenn mënu ko wuteeti léegi mu nekk ab accessoire de mode boo xam ne léegi fi mu toll nii moom daa mujj doon ab bijou bu xam ne mën nañu wax ne moom ak téléphone yi sax dañuy diirante mbagg. jërëjëf Cheikh Hassana Fall mbokk yi xibaaru marax yi fii lay daal di yem 19h45 Mamadou Ibra Kane dina ñëwandi leen xibaar yi ci kàllaama nasaraan jërë ngeen jëf.